asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa adduna maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk turam ak santam di jégalu aussi ci décryptage bi Talla waroon def ci mon point de vue bii passé avec le professeur mais dina ci ñëw parce que mu ngi ci waaw mu ngi ci parce que da doon bëgg a bàyyiwaale ba découpage bi yëpp complet mu boole ko def ko benn waaw c'était ça l'idée waaw te dafa amul jot temps yi waaw maa ngi jégalu bu baax nag ñun ñoo ngi jégalu bu baax di ñëw nag ci lu nga xam ni yéen waa Wakhinane Nimzatt yéen laa waa Géejawaay yéen laay waxal seen avenir u doom seeni avenir u sët seen avenir u sëti sëtaat moo ngi nekk entre les mains des maires là gis nga sunu suuf bii nga xam ni dañ ko déclassifié vendredi bii passé la ko président signé ne déclassifié na bande filao yi loolu mooy filao yi waratula exister nañ ko dindi yeewu leen filao yi nañ ko dindi au moment où waa société civile man sax du ma tudd société civile parce que man musuma leen gëm pendant ce temps Pape Michel mu nga xam ni ci société civile la bokk moom exception la pendant combien de temps mu ngi xeex pour l'environnement de Wakhinane Nimzatt dégguñu ko pour ñu bañ a déclassifier bande filao yi dégluwuñ ko yéen waa Géejawaay pendant ce temps ku ci nekk mu ngi jéem a ut ak association à côté wala mouvement am à côté pour jéem a ut sa dëgër laayu bopp pour parce que yooyu ak xeex man ne leen tant que yéen a ngi continuer ci lancé boobu dara du sotti on a quelqu'un ki nga xam ni pratiquement bi xeex jotee ba tey jii ni muy ci muy Pape Michel nañu muus bu ñu def yëfu sénégalais jël suñu yaakaar rek teg ko non nañu ut ñi nga xam ni ñoom ñoo mën a xam nañu association yi nekk ci xeex boobu yëpp ñu ko xam parce que moom xam na ko peut-être xam na ko je ne sais pas xaw ma ko parce que waxtaanuma ci moom te xaw ma li may wax ni sax est-ce que ça l'intéresse mais nañu ut ñi nga xam ni mën nañu boole ville Guédiawaye ci kaw côté Malibu ba ci suuf ba lépp lu nga xam ni moom la Guédiawaye séq bépp association bu fa nekk doon xeex ci affaire littoral bi ñu woo ko ñu dajaloo ensemble man awma association awma mouvement lii laa am alerté yeete dama leen di gën a wax amoo 1 amoo 2 amoo 3 amoo 4 amoo 5 amoo 6 Sofraco SONES Santana lu lépp jàll na fi kan moo ma mën a wax loolu lan la ci Géejawaay gañe man yaakaaruma de du stade du ay tali parce que tali yi bi mu amee léegi yàggul du ay stade du ay tali du infrastructure du dara te pourtant jaay nañu amoo yi 1 waxuma 2 3 4 ba cité SONES Santana Sofraco Air Afrique Cour suprême ak xawma lan ak lan mais loolu nga foog ni bu ñu ko organiser woon maire yi fi nekk organiser ko de telle sorte est-ce que fii Géejawaay war na mun a am chômeur non loolu moo nar a amaat nag ci bande ci littoral bi bande filao yi bis bu ñu toogee di nagam politiciens yi ñoom ñooy ñëw séddoo ko seen biir def ko ay kër ne ba pare def ci benn genre dispensaire wala dara ne lii lañ ko defaree yeneen ñu ne ay logements sociaux pendant ce temps suñuy sëti setaat ñëpp perte nañu te bande littoral boobu mën nañ ci defar li nga xam ni Géejawaay adduna bi yëpp ñoo koy naw man li ma gën a jege laay wax je lance un appel à Racine Talla yow mi nga xam ne yaay maire Wakhinane Nimzatt wooloo wuñ la association wooloo wuñ la chef de quartier wooloo wuñ la imam
mayloo wuñ la kër ñun ñoo moom suñu yëf yow moomuloo ko de moomuloo ko li la fi dese sax est-ce que bëri na te yàlla mun na def nga gañewaat même boo gañewaat tamit da ngay demaat day dem suñuy sëtaat nañ leen calculer il faut ñu leen di bàyyi xel. Il faut que ñu bàyyi waxi mouvement bi la ñu woowoon bi may defar lii woowoon naa mouvement bi wala woowoon naa association c'est faux loolu lépp ay genre arnaque la. ñun lii ñuy kaas dafa nekk ci constitution bi mooy ni Wakhinane Nimzatt dafa am 150 hectares yu ñu déclassifié yow Racine Talla yow la ñu jox suñu mairie woowal population bi su ma lay wax population bi mooy ni jar na nga xam yaa koy moo ko waxee mais du quelque imam du quelque association du quelque société civile non tout le monde nañu toog organiser ko de telle sorte que ni ku si ne di nga ci am sa xalaat wax ci li nga xam ni moom mooy amal njëriñ Wakhinane Nimzatt. dinaa la wax lu tuuti aussi suñu espace bii ngeen gis nii du pour c'est pas pour du pour politicien du pour fay nit politique parce que daf ma jàppale ma fay ko te non c'est pas pour ça te billaahi wallahi wata li ma waxoon ci mon point de vue bi kañ laa ko waxoon depuis affaire Sonko bi laa waxoon ni je ferai tout mon possible chaque vendredi dinaa def mon point de vue man dinaa à partir de maintenant je ferai tout mon possible demander permission là j'interpelle damay interpeller ñaan ki nga xam ni par exemple bi dara dul dara sax def na marche pour ça muy Pape Michel ñu jóg yee population bi wax leen li xew ne leen ni nañu ubbi suñuy bët def xolo jaar ci koñ yëpp takk suñuy rajo wax nañu ubbi suñuy bët defloo wuñu projet bi nga xam ni projet bureau bëgguñu lépp lu nga xam ni danoo jóg pour def ko pour Wakhinane Nimzatt su fekkee ni dañuy delloowaat fi la wala je ne sais pas quoi na doon li nga xam ni à l'unanimité dañ koy waxtaanee logement bu foo mënut a taxaw du doon logement politique on peut faire des logements sociaux mais logement politique mënu fa am la preuve en est que ni maire ancien maire wala maire yëpp ñi ci ëpp am nañu terrain foofu pratiquement foofu lañ dëkk loolu nag ñun duñ ko seetaan te nag am na li nga xam ni man maay wax nii rek mais il y a des choses beaucoup il y a des gens yi nga xam ni ñu nga xam ni ñoom ñoo ma gën a engagé foofu ñoom fi ñuy waxee sax c'est pas ça ñoom ñoo gën a tàng. J'interpelle monsieur Aliou Sall maire de la ville de Guédiawaye j'interpelle Baydi Seye moom sax moom pratiquement amatu fa dara parce que moom xaw ma ay cité magistrat xaw ma cité lan non c'est ça qu'ils font te léegi ngeen dégg ñu ne leen cité cour de suprême wala cité loolu ci suñu biir ci suñu littoral bi duñ ko accepter yéen waa Wakhinane Nimzatt man Papis Camara man maay wax ak yéen ubbi leen seen bët ngeen xool lii ñun ñoo ko moom suñuy doom suñuy sëtaat lépp luñ fiy def na doon li nga xam ni suñuy sët dinañ ko jariñoo c'est possible mën na nekk li ñu am ni amul feneen mine d'or la sama mon point de vue ba le passé waxoon naa ko far yàlla def ñu ne dañu déclenché mine d'or ñun ci mine d'or lañ doon Wakhinane Nimzatt Racine jëlloo wuñ la suñu benn décision bi nga xam ni yow en personne yu yaa koy jël en personne jëloo ko saw billaahi bis bu fi amee vous allez voir li nga xam ni du leen neex concertation c'est important il faut ñuy concerter wu di waxtaan d'habitude mairie bi il faut comme ça woote leen tout le monde nag man li ma d'accordul mooy woo quelques associations wala woo ay imam wala chef de quartier
nga ne bi may décider lii wax naa ko ñii ñooñu c'est pas am na ñi nga xam ni bokkuñu ci benn association bokkuñu ci benn mouvement duñu chef de quartier xamuñu sax chef de quartier bu ne mais nag ci dëkk bi lañ dëkk te am nañu seen idée am nañu seen xalaat te dañ cee bokk waaw ana ndeyu te di woote ci ay réseaux sociaux du ñëpp am internet def leen niñ daan def lépp décision buñ ci munti jël nañ ko wax publiquement ba ñëpp xam ka ni lii kat la ñu décidé def lii fii lañ décidé def lii lii lañ décidé def lii fekk ñu waxtaane ko ensemble mais am na ay y a des chances yi nga xam ni il croit que ni filao yi buñ ko terrassé rek ñoom ñoo fa war a dem dëkk wala ñoom ñoo fa war a am ay hectares wala ñoom ñoo fa du demee noonu ci biir commentaire yi am na ñu naan jaral nañu suñu bakkan jar bu mu jarloo lépp nañu def rek lu ñu yoon may nañu ñu réclamer ko fépp bu jaree porter plainte dinañu porter plainte te man en personne billaahi wallaahi wa taala bu fekkee ni am na lu nga xam ni gis nañ ko fii neexuñu ñun population bi barke alxuraan dañuy dinañu porter plainte Racine ak lu ñu ci yoon may nag ak népp nuñ ko mën a defee on aura des avocats tout lu mu laaj mooy ñu def ko ñu plainte parce que suñu suuf suñu gox ñun fii lañ juddoo fii lañ yoroo fii lañ màggee fii la ñu joué d'Artagnan fii la ñu épéwee fii la ci biir filao yi loolu lépp amatuñ ko ñun amatuñu sax vie wu commune sax amatuñ ko kenn xamatul kenn lan moo ko waral ay politiciens jóge fële ñëw dugg suñu biir dëkk bi jaxase ñu ba nga xam ni amatul sax ay anciens fii amatu fi man fu ma demee bay nekk ay anciens di wax ci waxi naan Nimzaat mooy nii gars yi li ñu waroon xeex bàyyi nañu suñu loxo ba ay neneen ñi ñëw di ko doxalee ñi nga xam ni c'est pas bon Pape Michel yow li tax chaque jour may tudd sa tur man maa gis sa combat kenn nettaliwu ma man maa gis lu ma neexul ma koy kaas ni affaire yooyu ñu ñëw ñu dem ci ñu waxtaan nga ne ma kat depuis tam ma gis ni nga ciy def di ci def say moyens tout pour lu baax rek man ginnaaw kenn nenu ma comme li may wax rek Pape Michel defe naa benn yoon la ñu mës a gisante xaw ma 2 fois benn bi ji pop bi la xaw ma beneen bi defe naa dañu romante nii mais moom sax gisuma billaay man personne nit intéressé wu ma ginaaru kenn nenu ma waaye nag dama xam ni man dama am doom am fi ay rakk am fi lépp te ma xam ni su may doom su may rakk fii la ñu amuñ feneen yow di as pokus terrain yu nga xam ne yu ndaw yi fi jotoon am sax fu mu toll nii amatul yow li nga xam ne moom lañ dese comme patrimoine bis bu ñu nelawee clientèle politique lay doon dinañ ko pasare am buur am jële jox naa sëriñ bi jox naa kilifa bële jox naa kële jox naa président bi chef département bële moom loole suñu askan perte suñu xeet perte te ñun ñooy géejawaay man Papis géejawaay laa man maay géejawaay grand Moustapha Guèye géejawaay Zo géejawaay Talla Ibou Thiaré Ousmane Gueye des gens yi nga xam ne ñu ngi ci àll ba ci diaspora bi billaay wallaay tallaay il suffit que ñu organiser wu rek ñu defar ko de telle sorte que ni ñoom seen bopp bu ñu ñëwee point de retour dinañu gis seen bopp ci seen biir géejawaay c'est possible mais na yàcc rek bàyyi politiciens yi rek ñuy signer que de signer di signer dindi pendant ce temps suñuy doom yaa nga fële à l'extérieur ñun ñi nga xam ne ñoo ngi fii yàlla moo ñu suturaal ba daw ñu génn géejawaay yàlla moo ñu suturaal ñu mën fee toog mais ñun fi nekk ndoloon ñëpp ak ñoom ak seen famille yëpp jóge nañ fi parce que ils n'ont plus les moyens pour toog fi amuñu moyens pour toog fi kër yi ñu amoon fii bundu xatal nañ leen ba ñu jaay ko dem tey nga foog ni bu doon politique bu baax am na fi
xoolal amoo 4 amoo 1 xaw ma nan 3 4 5 6 7 8 Santenac Sofraco Biagui Sones yooyu yëpp nekk fii doomu géejawaay di dem ba mënul dëkk géejawaay di daw c'est parce que politique bi baaxul parce que population bi ñoo sàggan ñoo bàyyeeg ñoo bàyyeeg politiciens yi seen bopp loolu moom moo war a jeex yeewu leen loolu amatul politicien toog ci bureau wala maire toog ci bureau naan non nan ko daggal fii wala nañ ko defal fii non su ñëwee ne amul politique ku ko maire bu ko yaakaar xoolal mbéj nga sa bopp te fii nag je lance un appel képp ku nga xam ne amoon nga association wala mouvement bi nga xam ne da nga doon xeex ci littoral bi dajaloo leen voté leen ay réunion xaw ma nan ngeen koy wootee yëpp sensibiliser def ay par exemple woote ak yéen ñëpp boo leen ñëwee def benn ngeen organiser wu boo leen organiser wu yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon xeex donc affaire bi yitteel na leen ngeen sensibiliser population bi yëpp ba ngeen def sondage xam lu ñu bëgg foofu li fa nit ñi bëgg foofu ngeen proposer ko maire bi fi nekk ne ko lii la ñu bëgg ci suñu espace bii te muy dëgg nag mais pourquoi man maa ngi doon dégg ça fait plus de 6 ans xuma 7 ans maa ngi doon dégg Marie di wax ni tem ñu déclassifier filao yi mais bu ñu ko déclassifier mën nañ fi def ay logements sociaux ay supermarché ay hôtel mais loolu kese la ñaata terrain la ñu am ñun amuñu terrain football te léegi Europe mini terrain yi c'est payant mini terrain ay hôtel tout ça c'est possible mais xam nga lan lay wax boo moytul ay cité tel pour rien que pour am ci parcelle de terrain duñ ko nangu yeewu leen dañ leen wóolu dénk leen ñun ngeen di liggéeyal yéen waa mairie bi ñun ngeen di liggéeyal waxuma leen yéen sax mais Macky Sall en personne ñun lay liggéeyal yéen boo leen ko waxee ba mu déclassifier bande filao yi ngeen ne da ngeen am ay projet ban population ngeen ci waxtaanal ak yéen ban dayoo ngeen am ak ban ngandaay ngeen am ba war a mun a décider à notre place booy jël décision sax jëlal décision ci say recette ci li nga xam ne yow yaa kii là d'accord mais suñu patrimoine ñun lii mooy suñu patrimoine moom la ñu am amuñu leneen littoral bi billaahi moom la ñu am bis bu ñu rëccee on a plus autre chose amuñu leneen du supermarché buy joxe xaalis du terrain football buy joxe xaalis du dara du hôtel du ay logements sociaux du dara yéen que ban la mairie bi musa taxaw rek projet yi ma lay wax ni rek mu ne projet bii laa bëgg a def toog fa pour ma ne te amuñu yooyu yëpp nekkul seen xalaat mooy ni nañu seet nañ leen nax benn groupe ñooñu di leen votel ñuy toog di gundaadaat ci suñu patrimoine yeewu leen il faut ñu yeewu leen man nag duma tàyyi lii may wax nii nag ñi mu am ëppal solo mooy ñi amul doole te dëkk géejawaay te bëgg géejawaay te bëgguñu dem feneen fu dul géejawaay ñoo tax may wax nii parce que c'est possible ñoom ñu toog ci seen cosaan toog fi nga xam ni foofu la ñu xam ñu bañ a dem fenn c'est possible yow da ngay gis maire bi dëkk ca àll ba jékki-jékki littoral bi ñu xaw a ubbeeku nii rek ñu jox ko fa kër gu nga xam ne mooy gën a place pour lan est-ce que moo ñu gën ndey moo ñu gën bàyyi man Racine moo ma gën ndey Racine moo ma gën bàyyi ba war mën a décider à ma place décider ci suma patrimoine sama avenir u àdduna sama avenir u doom mu koy décider sans ñu concerté wu ci te ñun ñu fal ko moom moo ma gën lan la ma ëppalee lan ba war a mun a am privé loolu yàlla may ko kenn yow nga fekk ma ci sama patrimoine li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk nga ne damay ciy décider sans ma aviser leen yéen c'est parce que ñun ñoo ñàkk fayda ñun ñoo amul benn fulla amuñu fayda population bi yeewu leen waxi naan Nimzatt yeewu leen gis naa fi ay projet yi nga xam ni
def nañ ko ci benn koñ bi ne leen ñun kat lii c'est vrai li ngeen di def nii baax na waaye il s'est trouvé que ni place pour épanouir sax amatuñ ko li ñu bëggoon mooy lii ñu jël booy di tëj benn par benn pour lan c'est parce que ñooñu peut-être xamuñu seen droit wala xamuñu lu ñu war a def man de Papis kenn lu ma ko def sama làmmiñ bi maa ko moom lu ma neex laa ciy wax lépp lu nga xam ne bu ma ko waxee dina jëmale Wakhinane Nimzatt kanam dina jëmale Sénégal kanam billahi nit mënu ci dara am koy wax duma saaga nit yaree wuñ ma noonu duma xañ nit teraangaam yaree wuñ ma noonu au contraire bu ma gisee ni nit ma xam ni kii géejawaay lu juddoo fii la yoroo fii la cosaanoo maama man dama lay fonk comme ñi nekk ci mairie Wakhinane Nimzatt bi y a des personnes yi nga xam ne dama leen fonk parce que bi ma juddoo ba tey man maa ñoom ñoo nekk ñoom laa xam ñuy liggéeyee ci mairie Wakhinane Nimzatt ñoo dama leen di fonk ak nu mu munti mel dama leen fonk dama leen bëgg parce que au moins que ñoom ñoo ngi daw xanaa xamoo les agents municipaux ay jàmbaar lañu ñoom bu ñu xëyee man damay xëy dem liggéey ji su ma paree ñëw nekk ci suma business man ci sama yëfu bopp mais ñoom bu ñu xëyee suba ñu ngi dem ci mairie ba lépp lu ñu fa munti def aussi ñu ngi doxal mairie bi ce sont des choses des gens yi nga xam ne dañ leen war a féliciter sur ça parce que peut-être booy wax nii rek da ngay foog ni sax ñu or que c'est pas eux du ñoom les agents municipaux maag ñoom pratiquement ñu si bëri sax ñoom ñoo màggandoo ñoo kiyandoo ñu ngi def seen liggéey ñu heure bu ñu xëyee ñu ngi dem foofu li ñu war a def ñu ngi koy xomb lu ñu leen ñu war a ñu ngi koy def mais c'est pas eux le problème les problèmes c'est pas eux du ñoom problème bi mooy ni les ténors politiciens yi nga xam ne ñoom ñooy doxal ñooy joxe ay ordre ñooñu ñooy suñu problème ñun suñu problème majeur mairie majeur mooy ni population dañu yambare